vraiment dellu di leen dalalaat jàmm ci deuxième journée bi deuxième et dernière journée comme nag niñ baaxoo di ko def chaque fois bu nekkee dañuy def séminaire def première journée bi baax na balaa ñoo démarrer deuxième journée bi ñu def tuuti rappel maanaam fàttaliku li nga xam ne jotoon nañ ko gis démb loolu dafay baax lool ndax am na ñoo xam ne xëñ na li nga xam ne dénkoon nañ ko seen xel am na lu ci xaw a des wala am na ñoo xam ne wax dëgg yàlla macha allah jàppoon nañ lépp ñu fàttali rek soog mooy tax ñu mën a dugg bu baax ci bésu tey bi kon ni ñuy def mooy dañuy laajtewaat ci mbooloo mi rek ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon démb te teewlu woon formation bi. ma ni bokkoon na si innovation de taille bi am au niveau du daïra mooy ñu intégrer le volet social pour que xam na ni jaamu yàlla dafa ànd ak liggéey loolu moo si jiitu woon si bi ñuy demee moo tax sëriñ bi joxe woon ndigal ñu intégrer volet social boobu si activité daïra bi à travers la confédération. parce que waxoon nañ démb commission sociale rek moo amoon muy ay ndimbal yoo xam ni képp ku daan feebar wala nga am jafe-jafe du ñuy ñëw rek jox la mais nee na loolu amul mujj balaa ñu lay may jën ñu jàngal la napp yaakaar naa ne moo ëpp mujj laaj na ñi koy doxal ñu capacité leen maanaam ñu yan leen ba nga xam ni bu ñu delloo fan dëkk daan ko mën doxal comme il le faut ñu nekk ay porteurs de dynamique communautaire yoo xam ni daanu mën a jàppale waa section ba. rabbi ya ahmadu ala muhammadi alayhi xayru salaati samadi rabbi ya ahmadu ala muhammadi alayhi xayru salaati samadi rabbi ya ahmadu ala. comme ni ma ko demandé di andi ay leeral ci fànn boobu alors PUDC programme la boo xam ne nii réewu Sénégal moo ko moom muy programme mu sénégalais yi alors di programme boo xam ne nii seen dërëm sama dërëm ak dërëmu keneen ñoo ko def alalu réew mi rek première phase bi nekkoon na 118 milliards 118 milliards yoo xam ne nii budget Sénégal moom moo ko financé amul benn dërëm boo xam ne nii jóge na bitim réew walla feneen dugg ci état sénégalais moo ko financé entièrement alors première phase boobu nag normalement waroon naa jeex ci mois de février bii ñu génn waaye dafa amoon tuuti loo xam ne nii desoon na ci loo xam ne dañ ko waroon a mottali moo ñuy yóbbu ba le 30 juin ci at mi 2018 alors première phase bi nag bay ba ma ne leen loolu moom jàll na ndax jotoon nañoo sélectionné parce que ni mu demee woon mooy ñoo yabaloon ci gox-goxaat yi ñuy dugg di laaj nit ñi li nga xam ne nii moom mooy seen yitte ci wàllu transformation kii ne ma soxla naa machine wal kii ne ma soxla naa machine tigadege kii ne ma soxla naa machine soq et cetera et cetera ñu boole demande yooyu yëpp daal di koy satisfaire à 100% kenn ku ci ne la nga demandé woon moo xam fukki machine la moo xam juróomi machine la lépp loo ca demandé woon yàlla def na ci première phase bi satisfaire nañ ko à 100%. alors mu nekk nag mbir mu yéeme ndax contrairement ak yeneen machine wal yi ni muy demee ñun dañoo tàmbali woon ci ñi nga xam ne nii erreur yi nga xam ne nii moom moo fi amoon ci wàllu machine wal ci erreur yooyu lañ sukkandiku woon pour mën a samp programme ndax erreur yi moo doonoon lan erreur yi mi ngi nekkoon ci wàllu par exemple pièce détachée pièce de rechange dañ doon gis ne dañuy andi ay machine wal wala machine soq
boo xamee ni nii dem na ba panne rek muy problème parce que pièce de rechange bi doo ko mën a am mbaa boo ko waree am da ngaa dem bitim réew wala nga am ku la fa nekkal mu commandé la pièce bi nga mën koo andi loolu nekkoon jafe-jafe beneen jafe-jafe di affaire ñi nga xam ne nii ñoom ñooy topp machine wal bi ñi nga xam ne nii ñooy ñi ñuy wax les techniciens muy mécaniciens yi ndax machine doxam ak paan ñoo ànd alors te bu paanee dafay laaj ñu dépanner ko alors ñu gis ne itamit ci fànn boobu amoon na fa càggante ndax dañuy jox nit machine wal rek sànni ko alors bu paanee moom moo xam nu muy def ba dépanner ko loolu itamit nekkoon jafe-jafe alors beneen jafe-jafe muy tamit ne ñi nga xam ne ni ñoo war a nekk di saytu machine wol yi ñoom itamit dañu amoon jafe-jafe ndax duñu leen dooleel ci formation te formation bépp mbir moo xam ne ni sumb nga ko formation daf ca am solo il faut que nit ñi ki war a liggéey lii nga dooleel ko ba bu ëllëgee mu mën a gis njëriñ li mën a doxal liggéey ba na nga xam ne ni noonu la waree. alors donc muy yooyu erreur yooyu ak yeneen ñu sukkandiku ci ne léegi ni ñuy rectifier mooy boo xamee ne nii commandé nañ fournisseur commandé nañ ko machine wal benn mooy andi machine wal bi moo pièce rechange yi nga xam ne nii yëpp machine wal bi dana ko war a soxla ci diirub ñaari at parce que dañu ko defoon ci diirub ñaari at ci diirub ñaari at pièces yooyu war na teew saa yoo xamee ne nii soxla nañ ko war na andi pièce bi kon ñu sas yi tamit ki nga xam ne moom moo war a andi machine yi ñu sas ko mu former meunier bi alors donc première phase bi ci loolu la ñu nekkoon boobaak léegi joxe nañ luy tollu li des na tuuti sax d'ailleurs ndax fi mu ne nii joxe nañ ci juróomi junni 5064 équipement yoo xam ne nii recensé woon nañ ko muy besoin alors joxe nañ ci fi mu ne nii luy tolloo 4000 et quelques am na nag ay équipement yu ñëwaat ci gannaaw gi 2000 équipement yoo xam ne nii ay équipement chinois la waa Chine ñoo fi maye luy tolloo 2 junni ci ay équipement junni bi ay machine wal lañ beneen junni bi ay machine soq ceeb la. bon boobu nag séddale bi moom président moo ko defoon parce que dafa ne gox bu nekk nañ ko jox maanaam commune bu ne nañ ko jox 5 moulins alors léegi nag yéen di leen di intéressé surtout ci wàllu woowu mooy doon deuxième phase. da ngeen di def seen demande li ngeen soxla ci machine ngeen seet li ngeen di soxla ci machine bépp machine nag moo xam machine bu mu mën a doon. bojj wol sox saaf café wol café tout xolli gerte segal presse à huile yooyu yëpp am nañ presse à huile am nañ yu manuel yoo xam ne day am cric am nañ yu électrique yoo xam ne ni courant moo koy doxal donc bépp jumtuwaay rek boo xam ne ni nit war na koo soxla gannaaw mbay rek ñun suñu itte la dañ ciy yëngatu. donc bu ngeen ci amee benn kii fexe leen demande bi egsi te kat li ci nekk mooy 2 dërëm du ngeen ko ci perdre 10 francs amul benn contribution boo xam ne nii danañ leen ko ci laaj du benn dërëm seen benn dërëm du ci dugg dañ leen andil machine bi ba ci fi ngeen ko soxlaa ci seen buntu néeg bu ngeen bëggee ñëw defal leen formation ba ña cee ñëw sax far dañ leen di fay wëlbatiku di leen dooleel di leen suivre fii ak diirub 2 at yi machine yi war a am te seen 2 dërëm du ci dem lu ñu jox par amul individuel lu ñu jox benn nit donc ay groupement la mbooloo la association waaw ñooy bénéficiaires yi. donc vraiment ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm tàcc la ko bu baax. ñi ngi lay sant bu baax si sa présence fii yàlla moo ñu la indil ñi ngi koy sante sëriñ bi di ko sante soxna Mame Bousso ñëw na fii li mu leen wax yéen dégg ngeen ko ilayka wajjahtu liqaaya abada faduni fajina ya abida
باقيا قديما من صلاه كتابه وليقود رسلا يقود لي إلى دخول الجنان وبالجنان ما تطيب ñi ngi sant yàlla bu baax ñi ngi gërëm ñëpp man maa ngi gërëm encadreur yi sama ñi nga xam ni ñoom ñoo def liggéey bi man defuma dara maa ngi sant aussi ñi ngi jóge fu sori ñëw dama bëgg ngeen xam ne sëñ Moustapha daf ñu ubbil yoon daxal xalal nañu yoon wax naa ci commencement ba ñuy ubbi sëriñ bi dafa créer ay Baaxil Xadim dugal ci commission développement économique et social tey bureau fédéral jàppale nañu egsi nañu fii commission bi dafa prévoir ay diplôme de participation ñu jox leen ko ngeen jëmmal ne yéen participer ngeen ci atelier bi bu ñu paree nag ñu door a def ñaan daal di kii ñëpp. salaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatu bokki jullit yi fi teew bokki taalibe yi am di jàmm yi waaye di wax ne ñu ngi maase di sant yàlla baax di santaale yàlla it bokki jullit yëpp ndax lii ab jéego la boo xamante ne mën nañ ne ak dox la gu jëm ci kanam waaye nag ñu dollee ñaan bu baax Cheikh Moustapha mii utal ñu ay ñoo xamante ne wax dëgg yàlla bam koy ut dowut ñu làmbatu ndax mag ñi dañ daan wax naa leen ngóoree ut moom mooy am waaye ngóoree am mooy téye. tàgg leen nag tàgg leen bu baax a baax. Allah lii de matal la na vraiment man na jërëjëf waay voilà macha allah merci beaucoup c'est bon ah macha allah mais ça va daxal di ñaaxaat suñu bopp bu ñu fi jógee daal lépp lu ñu fi jàng daal dañ ko matérialiser waaw loolu laay ñaan di sant ak gërëm ñëpp daal vraiment kontaan nañu trop daal waaw jërëjëf maa ngi sant ñëpp. comme nag tey jii yëkkati na commission bu am solo jox ko ñu am solo di Serigne Modou Fall di Serigne Cheikh Thiam seeni guddi ak seeni bëccëg Moussa Fall ainsi de suite ak ñi ñu ko seqal ñëpp ñuy dox guddi ak bëccëg dépassé nañ ay millions ak seen temps ak seen xam-xam jox leen kon nag ku ci génn la nga leen di sagale mooy fas yéene li nga fi jëlee nga fexe koo doxal nag. idi jamil anna sirat al mustaqim bi sahihin kun lana idi jamil anna sirat al mustaqim bi sahihin kun lana lakal xitaabu ya xaribu ya mujib ya man bihi la zammani hablil walil lazina qad ta'allaqu biya hudan bihi li ghayr إياك نعبد ونستعين فإنك المعبود دللتنا بك عليك يا رقيب يا من به ينهى اللهوب يا ذا الصراط المستقيم هب لنا هدى به يبيتنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا وجه لنا ذبت دين البايخات وتكفينا عند المام وبيننا وفي مع الأولاد يا مالك العباد وباركا فينا وأسر أمرنا يا مسبا بخير رد لنا استجب يا خالق الكبار وجملة الصغار أنت وهب لنا ذرية تديم العمل الصالح يا وهب لنا ذرية تديم العمل الصالح يا خد رضا ورحمة وبركة من الله بدي اللهم صل على سيدنا محمد وبالجنان ما تطيب الجنان نوغدا برابي أمن رسوله ومن قلبي لم يهن ملكني الكتاب
ñi ngi taxaw ak Serigne professeur Serigne Cheikh Mbacké Thiam de Dakar ak Serigne Ibrahima Ndour secrétaire général section Kaolack taxaw ak Soxna Bessé Ndiaye taxaw ak sëñ Modou Fall kon ñu bëgg a laaj sëñ Cheikh naka nga gisee séminaire bi nga xam ne amal nañ ko à Kaolack ak lan mooy bii bi exact. waaw ñu ngi sant yàlla ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoo ngi sant Cheikh Moustapha Mohamed yàlla na fi yàgg te wér. séminaire bi soo gisee ñu taxawal ko sëriñ bi dafa créer ay Baaxil Xadim def ci commission développement économique et communautaire ñun ñu nekk ci di ci liggéey pendant 3 ans gisuñu bunt bi ñu analyser ñu xam ne ñi nga xamee ne ñooy suñu partenaire ci biir section yi dañ leen war a renforcer seen capacité pour que ñu mën a jox ay jéego ñu daal di toog nag commencer di def ay réflexion ci biir réfléchir nañ ci pendant 2 ans te ñu ngi koy wax ci biir réunion bi nga xam ni entre idée de projet bi ak réalisation de projet bi dina am diir il faut que nit ñi di ko déglu ñu def ci bàyyi def woo jàngal nañ leen ko léegi. bi nga xamee ne yàlla dimbali nañu ba ñu commencé affaire bi bureau fédéral ñoo ngi koy gërëm parce que moom moo joxe fonds yi ñu koy def commune session bu Kaolack tamit ñu taxaw ci taxaw bu am fayda bu am njariñ ndax ñoom ñoo ñu permettre ñu mën a réaliser séminaire bi nii. tey waaye mën nañ wax ne képp ku nga xam ni secrétaire développement communautaire nga ci section jox nañ la jumtukaay yu doy pour nga mën a commencer liggéey bi ñun nag pare nañu. ci ànd ak ñoom commission baa ngi ñëpp ngi taxaw pare nañ si ànd ak ñoom ci jëm ci soobu ci idée de projet bu ñu jëkk a am buñ ñu ci woowee ñu waaxu gaaw dem jàppale leen si ndax ñu mën a taxaw projet yi. tey bi ñu defee évaluation yi gis nañ ne kenn ku si nekk si ñoom tey ji suñ la bàyyee di nga mën a demal sa bopp di nga mën a def dara kon ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di sant sëriñ bi loolu laa mën a wax gàttal. développement économique communautaire au fond maanaam lan la impacté ci liggéey bi. waaw parce que xam nga bu yàgg ba. daayira commission sociale rek la amoon su problème amee nit ñi dañuy cotiser ñuy yelwaan laaj addiye dajale affaire yi daal koy jox kooku mu résoudre problème mais su ëllëgee mun na amaat même problème bi kon li ngay mayee nit jën jàngal ko napp ba nga xam ne saa yu soxlaa dem nappi sëriñ bi créé commission développement économique et communautaire loolu mooy lan ñu réfléchir nan la ñuy defee développement économique et communautaire ba nga xam ni session bi dina am activité bu muy yëngatu xeex ndóol nga xam ni njariñ bu ci am ñëpp mën ko bokk. am na benn idée bu gi dégagé wu te sëñ Mubaara Mohamed moo ko jëkk dugal ci suñu bopp. idée boobu mooy lan moo di ne dañuy soxla ay fonds pour que ñu mën a réaliser ay projets sëñ Baara wax nañu ne mais est-ce que du ñu jël asaka yi nga xam ne dañ koy dajalee di ko joxe comme pour dimbali nit ñi la suñ ko defee ci projet mu dimbali nit ñi boobu mooy gën a porté te njëriñ li su génnee dina am part boo xam dañ koy delloowaat section bi suñu bëggee joxewaat addiya foofu dinañ ko am wala suñ ko loolu mooy développement économique et communautaire. kon ñu ngi taxaw ak suñu jenn jëwriñ ku ñu wax sëñ Ibrahima Ndour nekk secrétaire général bu section Kaolack nekkaat également adjoint secrétaire général bureau national teewal fi Serigne Cheikh Mbacké Dieng ak bureau national kon sëñ Ibrahima yow noo gisee journée bi en tant que Kaolack waa. parce que sëñ Moustapha Momin Mbacké ma wax ci turi sëñ Cheikh Mbacké Dieng mi nga xam ne moom laa fi teewal parce que à double casquette benn bi maay secrétaire général bu section Kaolack beneen itam maay deuxième adjoint secrétaire général national. baax ba kon nag li may wax rek moom mooy man damay teg juróomi point yi nga xam ne moom la sëñ bi li ma gis ci sëñ bi bëggam. bu njëkk sëñ bi la bëgg ak yéenam mooy pas-pasam mooy jàppale nit ñi vraiment objectif principal mooy na fi ndoo jóge dëgg la bam ñu wooyee premier jour bu ñu koy dajee moom li mu wax li mu njëkk daal na fi ndoo jóge te loolu pour mu am dafa laaj organisation ak méthode ci loolu na ngeen nekk dama ne ci organisation méthode bi ma gis suñ ko toppee bëgg sëñ bi nañ ko am li may wax toujours dama ne nag sëñ bi moom bëggam fu mu jaar am yàlla ñu suñu borom boole ci ñu koy amal waaye sëñ bi moom bëggam fu mu jaar am te xam naa ne moom li mu bëgg mooy taxaw ci seen nekkin ci seen xam-xam ci seen wér-gu-yaram ak jaamu yàlla li ci def mooy génn fi ndóol loolu mooy objectif sëñ bi man daal loolu laa amoon ma di sant ñëpp vraiment dëgg-dëgg formateurs yi mention spéciale
ma yàgg na assez séminaire ay des années et des années mais li ma gis moom vraiment dal na sama xel macha allah kon nag li ci tegu mooy buñ yem ci bind ko bàyyi noonu na am suivi au niveau des sections et au niveau national waaw section moom Kaolack moom yow dëgg-dëgg ñu ngi ci sant innovation lañ nekk ci Kaolack waaw ñu ngi ci innovation te ci kanam incha allah rabi suñu yàlla dimbale ni xam ne rek Kaolack jënd beneen fabuwaat beneen fabu incha allah rabi section Kaolack moom ca kaw ca kanam xam naa ne moom dinañu jàll lépp te bu ñun bëgguñ leen na sa bëgg sëñ bi am rek. très bien benn objectif na sëñ bi leen bëgg na am. incha allah. mu dem ci soxna Bessé représentant soxna Mame Boussa Mbacké Mohamed soxna Mame Boussa Mbacké Ahibal Khadim te kenn ku gis présence am ci Kaolack ak appui bi mu fi def ak présence am lu mu fi jëriñ ak ni ko soxna yi gisee kon soxna Bessé yow nan nga gisee bisub Kaolack bisub Sénégal te ñu defee Kaolack. maa ngi nuyu mbooloo mépp tey sant bu baax a baax di rafetlu bu baax sëñ Sidi ni ñu waa Kaolack ni ñu teeroo ci formation bi waaye nag di jiital ci cant ak ñaanal Serigne Moustapha Mbacké Mouhamed comme ni ko ñëpp defee rek suñu borom yàggal ko fi te may ko wér ndax lépp mooma ndax yàgg na ñoo dund ci daayira te xamuñu woon luy développement économique et communautaire moom nag bi mu ñëwee sos daayiraam bi dugal ko ci njëlbeen gi sax amoon nañ ci jaaxle waaye ndekete lii rek la namoon lii rek la bëggoon waaye itam ñii mu ci jiital itam ñu di leen sant bu baax a baax muy sëñ Modou Fall ak sëñ Cheikh Mbacké Thiam mi seen taxawaay rafet na lool biñ ñëwee Kaolack tamit li yaakaar liñ jàppoon lépp ne dinañ ko fi jëlee ci xam-xam jëlee nañ fi sax loo xam ne yaakaaruñu woon ne dinañ ko fi jëlee kon loolu ñoo ngi leen ciy sant bu baax te di leen ci ñaanal te xam ne ñoom sëriñ bi rek leen ñor moom la ñuy liggéeyal waaye di sant nag suñ jëwriñ bu baax muy soxna Mame Boussa ndax initiative bi moom bi mu amee itam mënoon na noo yebal rek toog waaye teewul dafa bàyyi yitteem yëpp ak i coonaam ak léppam ñëw ànd kook ñun gën ñoo ñemeloo ba tax na jigéen ñëpp ñeme nañ seen xol sedd na seen xel tamit gën naa dal te buñ delluwaatee danañ gën a góorgóorluwaat danañ gën a liggéey ndax dama ne sëñ Moustapha moom li mu def daa mel ne soxna Mame Boussa la ko defal ndax naka jekk ci loolu rek la ma soon di yëngut xëy na nag buntu carrément mënu ko ci woon a am waaye naka jekk pour lu développer jigéen rek mi ngi ci doon yëngut kon nag bu sëñ Moustapha ñëwee teg tracé lii jox ñu ay jëwriñ yu mat jëwriñ ñoo xam ne leer nañ ñu ñun fii ñu ñuy teg buñu fi jaaree liñ bëgg li sëriñ bi bëgg danañ ko am kon ñoo ngi sant yàlla bu baax di sant soxna Mame Boussa waaye di sant sëñ Moustapha Mbacké Mouhamed suñu borom sàmmal ñu ko mu yàgg fi lool waaye nag di ñaanal bu baax nag sëñ Cheikh Thiam mi na ko ñëpp ñaanal suñu borom gën ko may kàttan ak wér ak sëñ Modou Fall mi ba li nga xam ne yéene nañ ko ci développement daal suñu borom dimbale leen ba niñ ko ci bëggee ñu mën koo am ba sëriñ bi li mu bëggoon nga xam ne mooy xeex ndool mu jóge fi ba ñun ñëpp ñuy dimbalee te kenn dootuñu dimbale am ngeen ay projet yoo ngeen jàpp ni fii ne moom bu ngeen jógee daal rek da ngeen cay daal dem wala ay projet moom yuñ jàpp yoo xam ne jàpp nañ ne fi mu nekk nii balay yàgg incha allah dinañu ci dégg waaw taxaw nañ incha allah ñoo ngi ci kayit yi ñoo ngi ci yëpp incha allah Cheikh Moustapha Dieng moom l'homme de projet la moom dañ koy jox kàddu gi rek jërëjëf sëñ Sidi mais wax ne dañoo dénk loo xam ne ñun xam nañ ko sëñ bi tamit moom sëñ bi dafa am lépp lii mu def du hasard ce n'est pas spontané sëñ bi la mboxoon moo ca nekk moom de mbir maa ngi nii ku dem mu dem ku demut ci boppam mu dem kon ñi nga xam ne dénk nañ leen commission développement économique et communautaire vraiment yaakaar na ne mérite na mais nag li may bëgg a wax mooy sëñ bi ci boppam am na ressources humaines bu mat boo demee nag ci commission yëpp nekku ci développement communautaire rek de commission yëpp sëñ bi dafa am ressources humaines bu mat sëkk bu ko mëtee ñun nag tey jii benn jéego lañ def ci li nga xam ne moom la ñu sant def nañ étude ak élaboration de projet dinañ ko continuer accompagner nit ñi bu subaa dinañ def logique organisationnelle bu gannaaw subaa ñu def planification stratégique bu gannaawaati subaa ñu def GAF gestion administrative et financière bu gannaawaati subaa ñu def gestion axée sur les résultats GAR kon gis nga ko ñun ñu ngi xam nañ li ñuy def te xam na sëñ bi lim ñu dénk attar nañ ko incha allah sous peu de temps dinañ wane des résultats ñun Kaolack ñu ngi ci woon daaw amoon nañ un projet de 21 millions cette année-ci on a un projet de 40 millions yoo xam ne c'est sur l'agriculture te bëgg nañoo développer un projet vraiment sur la base cour incha allah maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. kon ñi ngi taxaw ak Serigne Cheikh Mbacké Sarr moom dëkk Taïf. kon Serigne Cheikh noo gisee bés bi. ñoo ngi sant bu baax a baax di ñaanal Serigne Moustapha Mouhamed yàlla suñ borom yàggal ko fi tam wér te lii mu naan yàlla suñ borom jàppale ko ba tañ ànd koog moom ñun moom mënuñoo def lenn lu ay ndongo topp ci ginnaaw Cheikh Moustapha Mouhamed ci li nga xam ne loolu la bëgg waaye dafa mel ne
yoon wi am na ñu ci gën mooy seen ñun ñi nga xam ne ñoo nekk suñ ginnaaw jiite développement économique et communautaire buñ demee ba mën a ñëw fii di fi teewal section Taïf dafa am buñ toll foo xam ni Serigne Moustapha Mohamed moo joxoon ndigal muy am njàng moo xam ne xëy na àgg nañ ci yenn niveau yi ba tax ñu agsi fii kon ñoo ngi leen sant bu baax a baax mel na ni dañoo nekk ci njàng ay dongale kon tàllal nañ leen suñ loxo comme ni ma ko waxee woon rek ngeen jàppale ñu dimbali ñu ba li nga xam ni moom lañ yaakaar ci ñun ba indi ñu fii ñu fexe koo doxal te danañ ci suñu kéemtalaay kattan barke borom Touba. Moussa noonu nga gisee bés bi. macha allah xanaa santati bu baax a baax sant Sëñ Moustapha Mohamed xam ne dafa mel ni lii bu fekkuloon lu mën a am la du ko santaane. santaane gi mu ko santaane nag doon ci ñu ab soñe dafay yaat suñ pas-pas dëgg la suñ ngëm-ngëm ak suñ yaakaar mu mel ni itam kenn ku ne ci ñun tàmbalee ko ci doyen Cheikh Thiam kenn ku ne am na foo jaar waaye dafa mel ni lanc ba nga saxoon di ko sàqami fii rek nga ko mën a fii la mën a nooyee mu mel ni dëgg ba nga xam ne na ñoon suñ tuwaa dëbb ba mokk te kenn déggul kàndang dañuy bëgg mbirum Sëñ Modou Moussa mii demee noonu ndax Sëñ Modou Moussa mu njëkk ma rek mooy mii te nam doon doxee ndax am na loo xam ne gëstoon nañ ko ci nga xam ne bi fekkee ne Sëñ Tuubaa làqu na la mënuloon ci jëmam ji Sëñ Modou Moussa ko ci defoon boole ko yar njabootu Sëñ Tuubaa gi taxawu ci njabootu Sëñ Tuubaa gi yaatal yoon wi ba fépp foo xam ne tey yoon wi egg na fa ci njabootu Sëñ Tuubaa taxaw fa Sëñ Modou Moussa ko taxaw woon boole ko nag xëcc raay bi mu jógee Njaaréem ba Touba di moomeel goo xam ne ci doomu adama gu ko moom boppam amut kon loolee pas-pas boobee ak yéene jooje ak dogo googee ak fit woowee moom la Sëñ Moussa mii di doxee ndax lii mu créé muy commission développement communautaire daayira yàgg na am ndax lii mu ci dugal lu bees la loo xam ne lii kat donte le social baax na waaye dañ ne trop de social gàtt la social waaye bu fekkee nag mën nañoo sukkandiku nag ci social ba jéggi nag yeneen jéego dugg ci développement communautaire nga xam ne ñëppay xàcceendoo di doorandoo ci loo xam ne seen ngëm-ngëm la ak seen pas-pas loolu jàpp naa ne ni ko Sëñ bi indee dafa jot ci waxtoom. pare ngeen pour accompagner les sections. on est prêt à accompagner toutes les sections à tous les niveaux ndax jàpp nañ ne ñun nekkuñu lenn lu bagage su Sëñ bi rek ñun bagage su Sëñ bi lañ daa mel ni fas yoo xam ne dañ ko yàgg di xont mu noor ci wuddam ñu koy jox ndox di ko jox pep ba nawet jib ñu génn machines yi war ko teg ci tracé yi foofu lañ toll. kon ñi ngi taxaw ak nag le fondateur le développeur le maître d'œuvre sëñ Modou Fall kon sëñ Modou par rapport ak organisation bi. waaw Baye Sidi maa ngi siyaar bu baax di sant di wax tamit jërëjëf Cheikh Moustapha Mbacké jërëjëf sëñ Moustapha jërëjëf sëñ Moustapha tey am naa mbégte lool ci séminaire bi ndax depuis ay ñeenti at ñu koy préparé waaye yàlla dogal na tey ñu réaliser tey man dama ko tuddee tey benn jéego la ëpp la li anglais di wax. décroché nañu ëpp. décroché nañu ay ndax ñun ay jumtuwaay lañu. ñun ay li anglais di laa ko naan ay tools lañu. maanaam ñooy outillage yu sëñ Moustapha Mohamed ñun soxlawuñu dara li mu bëgg laal dañ ko réaliser nañ tey. premier pas bi moom jàll nañ ko tey am na fexe nañu ba am nañu outil de travail léegi li may sàkku di ñaan mbooloo mi rek lépp liñ fi jëlee ci xam-xam nañ ko pratiquer te yëwanal ko te def ko xam-xam ndax tey pas-pas génn na Pastef génn na te vraiment bëgg génn na lépp génn na tey waaye li koy matérialiser rek mooy document de travail bi ñu leen jox muy section yi fi nekk jóge yëpp nañ ko jëfee te réaliser ci diir bu gàtt ku ci nekk def sa benn présentation bu am solo waaw vraiment maa ngi tamit di ci profito di sant suñu commission ñun ñëpp ndax depuis yàgg na ndax mbir boo koy loo xamante ne lu sotti rek am borom te sëñ Moussa daf ñu jox liggéey te liggéey dañ ci bëgg def zéro faute te ay borom xam-xam ñoo fi nekk ñoo ma wër te lépp lu ñu def rek jéego bu ñu teg dañ koy teg ci doctrine Cheikh Moustapha li mu bëgg ndax dañ ci dem ak xel di ci réfléchir di ci préparer di ko préparer ba lii sotti tey waaw donc vraiment am nañ ci mbégte lool di ci ñaaxaat tamit nit ñi et que ci bureau lu nga xamante ne tey lii judd na fi ñu ngi ñaan tamit bureau confédération bi lépp lu nga xamante ne mooy ay ouvrage wala ay grand projet ay grand ouverture projet yoo xamante ne vraiment sur le plan national et international tey bis naka tey yëgal na leen neen ñoom am nañu expertise locale bu fi nekk fii bu ñu bëggee expertise internationale soxla ñu ko wuti fenn jëwriñ outillage yu sëñ Moustapha yaa ngi fii li ñu leen bëgg mooy lépp lu ñu soxla ci projet war ko financer nañ ay la yëwoon nañu ci boole suñu département ñu xalaat ko def benn commission ad hoc commission scientifique ñu xalaatandoo
tegal leen ci yoon wu leer a leer évaluer leen que def les logique organisationnelle def ay kii de type de projet et tout ba lépp ñu fësale que def ay appel d'offre yaa ngi dégg les moyens disant et cetera yooyu yëpp jàng nañ ko xam-xam baa ngi fi donc expertise baa ngi fi donc may sàkku ñoom ñëpp ci di laajaat di ñaaxaat biir confédération bi bu ay projets yi nekk ci kanam ndax liggéey baa ngi ñëw lii tàmbali la mooy fu niñ ëllëg bu liggéey yi ñëwee ñu xam fi ñu teg suñu tànk donc le chemin va être long ce qui est sûr mooy leneen lu fi mën a ñëwti ci projet ay lu yëwoon nañu ci boole impliqué ci ñu dugal ci suñu loxo bu baax a baax a baax ba mu am réussite nan nga gisee barab bi donc man damay dolliwaat sant yàlla parce que vraiment ligue bi fi ñu ko indee dafa ñëw à son heure parce que dañu ne kii développement économique et communautaire fu ñu koy defee chambre de commerce de Kaolack lan fan mooy Kaolack mooy premier grenier du Sénégal est-ce que donc première activité commerciale fii à part Touba yaa ngi dégg Kaolack la carrefour national international la donc fu ñu ko defee mooy ci kër gi donc am nañ ci yaakaar parce que yow yëpp ay tegtal la rek ak ay orientation waaye lii moom dal na xel te xam naa ne li ñu fi def tey vraiment dana am parce que li ñu fi def tey amuñu payam waaw fu ñu ko defee ci chambre de commerce de Kaolack on a été reçu par le vice-président de la chambre de commerce monsieur Fallou Ba di ko remercier tamit bu baax a baax ak monsieur Ablaye Thiam ci taxawaayam bàyyiwuñu dara ubbi nañu buntu yëpp ubbil ko sëñ Baara ubbil ko membre délégation bi soxna Mame Bousso sëñ Dan Mbacké sëñ Dan Mbacké vraiment boisson dara desul collation ñoom ñëpp chambre de commerce ñoo leen ko defal ay teranga yu am solo donc te lii yemul ci benn jàpp nañ ni xam naa ci fii ci diir bu gàtt daan fi ñëwaat defaat leneen loo xamante ne yeneen activités yoo xamante ne dañu permettre tamit yëpp pour doxal liggéey bi donc maa ngi sant tamit vraiment chambre de commerce di ko commencé ci depuis ci président Mbuub ba vraiment ba ci employé bi ci gën a tuuti ak seen disponibilité waaw jërëjëf jëwriñ yi fi teewoon sëñ Cheikh Mbacké Thiam sëñ Ibrahima sëñ Moussa Fall Serigne Modou Fall kon jërë ngeen jëf Kaolack a ngi sant di gërëm di leen ñaanal nag nu bala muy yàggaat ñu defaat yeneen atelier rek yu gën a fort asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu